li gën a fës ci yéenekaay yu moo di ndongo yay jàngee ca INEFJA amal nañu ab doxub ñaxtu ngir laaj ab pajkat ci seenub lekkool ñu teg ci dëkk ba ñu naan Musnax ca Tassette ànd ñu benn yoon ca l'acte 3 de la décentralisation bi leen xañe seen yelleef yu bari. Bésub tey ji lañu jagleel wàllu bu musée Thiès kenn demul mu des ngir dinañu amal ay xew-xew xibaaru tàggat yaram xibaaru biir réew xibaaru biti réew ak la gën a fës ci yéenekaay yi mooy ndar keppe suñu xibaaru tey. salaamaaleykum sunu mbokk téléspectateur yu Prestige TV ñu dikk ak yéen ci sunu xibaaru tey ñu dooree ko ak mbas mi di coronavirus jëwriñ ci yor wàllum pàcc mi ak l'action sociale joxe na bilangu talaata ji yamu ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ñaar fukki nit ak ñeenti doomu aadama jot nañoo am jàngoro ji di coronavirus ci juróom-ñetti téeméeri test ak juróom benn fukk ak juróom-ñett test yu ñu jot a def. ndongo yee jàngee ca INEFJA am na lu leen metti lool la ko waral moo di amuñu ku leen dimbali ci seen wàllu wér-gu-yaram ndaxte 2017 ba léegi kenn nekku fa ngir mën leen a dimbali bu weesoo ab retraité bu fa nekk di leen dimbali ci seen wàllu wér-gu-yaram bu ñu feebaree loolee nag tax ba ñu amal ab doxub ñaxtu dooree ko ca INEFJA jëmale ko ca gouvernance Fallou Ndiaye moo yoroon seenu kàddu nekk président foyer bu INEFJA wax na ci micro Jawe Kouyaté ak Awa Sarr. tey dañoo ñëw fii jóge INEFJA ba fii dox ak suñu tànk ak suñuy kaan ndax pour réclamer leen lu un infirmier koo xam ne si moo ñuy faj buñ feebaree ndax INEFJA ku ne xam na ne fu mooy école bi nga xam ne fa la ñuy tàggate silmaxa yi 160 élèves ñi ngi fa te élèves yooyu yëpp ku ci ne yaa ngi jóge ci ay gox yu fasantikoo ñëw foofu pour jàng léegi nag li nga xam ne moo di santé école ñoo ñu ko war a assurer ci jamono jii nii depuis 2017 ba tey 4 ans ci ren nga xam ne école presque tëj na ba pare 4 ans ngi nii amuñu infirmier d'état jamono ji benn pa moo fa nekk ku ñu naan monsieur Diatta nga xam ne dafa waroon dem sax retraite mais xam na ne lu sensible la mënut a bàyyi 160 élèves ci ñu toog mu leen di seetaane noonu comme que moom jaar na ci nekkoon na médecin jamono ji dafa waroon dem retraite mais dafa décidé ñëw école pour dimbali ñu te jamono ji moom 16h day wàcc ndax képp koo xam ne dañ lay dimbali doo taamu fu sa ndog di aw kon moom mënuñu koo exiger dara ñu mën a waxal mooy autorité yi pour ñu affecter ñu un infirmier d'état boo xam ne si day résider à l'école nga xam ne dina fa nekk 24 heures sur 24 nga xam ne ku feebar ci guddi gi duñ am jaaxle ci nuñ koy évacuer parce que ku feebar dafa soxla les premiers soins maintenant 2017 ba tey autorités yi yëg nañ affaire bi léegi nag boobu ba léegi aussi réagiruñ tey nag jamono ji li ñu décrété mooy 24 heures 24 heures yi nag luñ mën a tollantiwaat la ci bu fekkee ne fii ak ngoon saafara amul ci suñ jàngoro bi su fekkee ne nag saafara amul ci jàngoro bi on va passer à la vitesse supérieure. jamono ji buñ feebaree guddi gi kenn nekku fa ku ci ne da ngay tëdd ak sa souffrance ba suba am na ñoo xam ne mujj gi dañuy dem seen kër pour toog fa parce que comme que aussi ay risque la nga toog école mujj gi soo demee ba affaire persiste da ngay dem école da ngay dem seen kër nga toog te am na ñu dëkk Kédougou am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk Tamba am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk Matam kon ay gox yu fasantikoo ñoo nekk lañ fa am kon bu ñu demee seen kër ci moment boobu nag dañuy perdre ay cours yu bëree bëri te bu ñu ñëwaatee aussi dañu am problème pour justification kon loolu lépp bu fekkee am nañ infirmier d'état suñ ñëwee ku feebar dina la faj nga xam ne aussi dina la bindal justification nga xam ne boo àggee di nga ko déposer ci les écoles respectives nga xam ne doo am benn problème. directeur bi fi nekk def na ci ay jéego lu mu mën ak lu mu mënul parce que du benn du ñaar du ñett bind na ay lettres ñu envoyé ko ministère de la santé ak même ministère de l'éducation mais boobu ba léegi dégg nañ ko li ñuy wax rek mooy dinañ ko def te santé nekk na mbir moo xam ne mënut a xaar lu ne mën naa xaar ba mu def santé 4 ans yi ñu xaar rek déjà dafa doy waruñu ko woon a xaar comme que xaar nañ ko ba mu egsi fii duñ ci yokkati benn fan jamono jii liñ décidé mooy ñu am infirmier wala ñu dem ba jeex. waa Tassette Musnax ak dëkk ya ko wër gisuñu seen bopp ca l'acte 3 de la décentralisation la ko waral moo di séddale ba ñuy def ca dëkkaat ya mu indil leen yéex ci seen wàllum njàngale ak it ay jafe-jafe ci wàllum suuf ndox ak courant ak it ay jafe-jafe ci seen wàllu wér-gu-yaram Ibrahima Ngom moo yoroon seenu kàddu. bu ngeen gisee ñu dajaloo tey lu simple li muy wone mooy la woon woni na Musnax jóg na ay doomam màgg nañ et que dinañ xeex ak ku mënti doon rien que pour restaurer la dignité
et le respect de Mbousnakh. Mbousnakh à ce moment-là lim gën a manqué mooy problème mi ndox te dañoo sonn dañoo tay ci ay coupure d'eau alors que il y a 9 forages yoo xamante ne ñu ngi fii tout près de la zone di alimenter des localités yoo nga xamante ne dem nañ fii ba Dakar. mënuñoo concevoir des localités comme Darou Sène, Diamaguène, Mboufouth, Ngalen, Sessène Diack, Mandangri, Kounoune, Ngent, Ngaye, Kër Souley, Pamen ñu bokk ci Mbousnakh am ay quelques parties de Mbousnakh yoo xamante ne ñoom kase la ñuy électrifié loolu dañ koy décrier mënatuñoo continuer de vivre dans l'obscurité. Les routes yi nga xamante ne ñoom ñoo mené à Mbousnakh yi war a jógee ay Ngoundiane war a continuer ba Gelor wala dem ba Mboufouth wala Tassette su ngeen seetloo bi ngeen di ñëw ay yoon yu bon a bon la en réalité boo fay jaar say oto day panne ngay naan ay poussière ba ñun ñëpp dañoo amee ay feebar. li ñuy demandé mooy que ñu am ay pistes rurales yu nga xamante ne day jógee Ngoundiane traverser Mbousnakh maye Mbousnakh avec ses entités. Mbousnakh dafa bokk ci Tassette bokk ci Noto muy ñaari entités yoo xamante ne ñoo ñu répartir ba nga xamante ne malheureusement il y a beaucoup de problèmes dans cette zone-là parce que maire bu nekk day fuir ses responsabilités da nga leen di appeler à ce que ñu respecter seen promesse. tey jii di fukki fan ak juróom-ñett la àdduna wërngal këpp jagleelu musée Thiès desul benn yoon gannaaw ndax ma ngay organiser ay exposition ak ay animation musicale ànd ci ak artiste bi di Fulgence Faye. Aminata Ndiaye mu dellusi na ci solos bis bi. bés bu ñu jagleel musée ñu ngi koy màggal saay su ne fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ci àdduna bi yépp li ko dalee atum 1977 bés boobu dafay am thème saay su nekk mu nekk nag occasion pour ñi nga xamante ne ñooy professionnels yi nekk ci musée yi ndaje ak ñi nga xamante ne ñooy nit ñi ngir gën leen a ñaax ci njàqare yi nga xam ne musée yi ñi ngi koy am ngir doon ay institution yu nga xam ne dañuy amal njariñ société bi ak itam développement. ci 2021 bi ñu ngi màggal fukk ak juróom-ñaareelu édition bi li ñuy woowee nuit des musées ni ñu koy defee nag du lenn lu dul musée ba nga xamante ne yaa ngi fay dem saay su nekk ci journée bi mën nga di fa dem li des ci at mi yépp saay soo ko bëggee ngir mën a fekk la nga xamante ne mooy œuvre ya fa ne ak itam bokk ca manifestation ya nga xam ne moom lañ fay organiser. xibaaru biir réew mi ab ndaw bu am ñaar fukki at ak juróom-ñaar lañu fekk ci ab tabax bu yeggul daal di koy faat takk ay loxoom ca quartier Djily Mbaye ca Louga. xibaaru biir réew mi ak Aminata Ndiaye. ñu tàmbali xibaaru biir réew mi ak ab délégation bu bàyyeekoo ca Burkina ñëw Sénégal ngir ut xam-xam ci wàllu communication ak audiovisuel ki nga xam ne mooy secrétaire général bu ministère de la culture ak communication Habib Léon Ndiaye moo leen dalal kii di Rabonri Abou Zida di secrétaire général bu ministère burkinabé di xamle ni seen tukki nemmeeku ci biir Sénégal mi ngi aajo ci rot ci xam-xam sénégalais yi ci lu jëm ci wàllu production audiovisuelle lu ci mel ni télévision numérique terrestre ñu di ko wax TNT. ca Louga ab jànk bu am ñaar fukki at ak juróom-ñaar lañu fekk ci kër gu àggul ñu daal di ko faat ni ki démb ci altine ji la ko waa gendarmerie daal di gis ñu yeew ko takk ay bëtam turam di Khady Diack ñu gën ko xam ci Khady Badiane ci alxames ji la tàggoo woon ay waa këram dem ba ni ñu ko fekkee mu faatu waa police nag ubbi nañu ab enquête ngir mën a leeral mbir moom. waa cellule aéroportuaire anti-trafic di CAAT bu aéroport international Blaise Diagne ñoo teg loxo ab waay bu doon jéem a rëcc utali Cap Vert ñuy xamle ni dafa daal di wan ay bulu cocaïne lu toll ci waralu ñeent fukk ak juróomi million ngir mën a am firnde yu leer waa douane dañu ko yóbbu hôpital principal bu Dakar ngir ay examen radiographique ci kaw loolu lañu gis ne ñeent fukk ak benn bulu cocaïne la wanoon ci taxawaayu médecin yi nag mujj nañu ko génnee lii nag moo nekkoon na seen xibaaru biir réew.
xibaaru biti réew tey jii di fukki fan ak juróom ñett ca Paris la ñu jagleel bor bi Afrique am jamono ji te mu indil ko ay jafe-jafe ci wàllum koom xibaaru biti réew ak soxna Rokoy Daba Meng. xibaaru biti réew yi dañ koy doori ak ndaje ca Paris bi am tey ji ñi ko def yépp fas yéene waxtaane wàllu koomuk Afrique ak jafe-jafe yiñ ci am ginnaaw ba mbas mi di Covid-19 daaw benn tey dal di yàq lu bari ci koomu àdduna bi mu mel ni ginnaaw ñoom ñoŋee nga xamante ne réew yi ci kaw lañu am nañu doole gu tax ñu mën a amaat lu leen di dimbali ngir seen koom googee seen ndaje gi nag moo di naka la ñuy def ngir jàppale réewu Afrique yi saytu naka la ñuy suqalee li nga xamante ne moo soxal seen wàllug développement rawatina ci wàllu koom. ndaje moom mi kii di premier ministre espagnol bi di Pedro Sánchez fas yéene na ko wute ni ki tey jii ginnaaw ba mu fas yéene woon fekk ji ca Paris ay naataangoom mu mel ni dafa am rek ay migrants yu bari ñu jóge ci Maroc ak yeneen i diwaan daal di fii rek wutali réewu Espagne dem ca Ceuta loolu nag daal di indi gouvernement bu espagnol daal di génne ak communiqué ngir yëgle ne kii di premier ministre bi di Pedro Sánchez moom xamle na ne fas yéenewul dem bokk ci sommet bi nga xamante ni ñu ngi ciy waxtaane wàllu ko koomuk Afrique nan la ñuy def ngir suqali ko te mu waroon am ca réewum France ni ki tey ji nee na daal faaw mu lijjanti li nga xamante ni mooy xew ci réewam ndax it ci bëccëg gi fas yéene na jàkkaarloo ak gouvernement wam ngir xamle décision yi nga xamante ni moom la ca jël. ñu jeexalee ak États-Unis ndax it kii di président bu États-Unis di Joe Biden daal di yëkkati ay kàddu nag digg démb waxtaan ci lu jëm ca lay xew diggante Israël ak Palestine woo na sax ci téléphone ki nga xamante ni moo di premier ministre réewum Israël di Benjamin Netanyahu ngir xamal ko ne nag faaw ñu daal di moytu li nga xamante ni rek moo di méttit yi am jamono ji ci seen diggante ak réewum Palestine. war nañ ko mën a dakkal ndax i tamit ñoom waa Maison Blanche ci benn compte rendu daal nañuy xamle ne kat ñu bari ci ay réewu États-Unis yëkkati nañu seeni kàddu di wax ne kii di seen président faaw nag mu daal di waxtaan ci lu jëm ci wàllug nag cessez-le-feu bi war a am ci diggante Israël ak Hamas ndax itam fi mu ne nii bande Gaza jaaxle nañu loolee tax nag seen président daal di yëkkati ay kàddu daal di koy jagleel kii di Benjamin Netanyahu lii lañ leen fi jàppaloon ci seeni xibaaru biti réew. xibaaru tàggat yaram stade Maniang Soumaré dinañ ko jébbal ci lu yàggul dara ci ñi yëngu ci wàllum tàggat yaram di yawoo ci diwaanu Thiès El Hadji Fallou Ndaw ñu ubbeekoo ak xibaar bu neex bi Maniang Soumaré léegi tey mu pare rek pour nit ñi dem di fa jongante public bi dem seetaani muy mbir mu reex nag ci xol ndax waa Thiès gépp ñu ngi koy xaal gazon synthétique bi nga xam ne ci projet FIFA Forward lañ ko amee teg nañu ko ba pare ci biir stade Maniang Soumaré tribune yi nga xam ne tamit fédération sénégalaise de football da ko may waa Thiès ci stade Maniang Soumaré bi tribune yi moom liggéey ba avancé na bu baax a baax te it tribune yu màgget yi fi nekkoon yëpp dañ koy daal di defaraat ñu fàttali tamit na ci biir stade Maniang Soumaré ligue de football bu Thiès dina fa am siège am ci benn kër gu mag guñ fay tabax tuddee ko kërub football Thiès ci biir kër googu nag ñi nga xam ne ñëpp dañuy yëngatu ci mbirum football dinañ fa am seen siège. ligue professionnelle ci Sénégal dinañ jongante seen 8e de finale coupe de la ligue dinañ ko amal nag ëllëg ak jàmm. àllarba gi Duc dina songo ak Ouakam Linguère di songo ak Stade de Mbour tey Teungueth FC di dalal Renaissance Dakar Génération Foot tamit day dalal Ndiambour bu Louga
EJ Fatick di songo ak Sonacos, Jamono Fatick di dalal Jàmbaar bu Saly, US Gorée di songo ak Dakar Sacré-Cœur. National 1 ñoom it def nañu seen fukkeelu ayu bés ak juróom ñaar. Walidaan bu Thiès nag ci terrain CNEPS dafa duma yu métti Pépinière Sud ñeent bal ci dara ba tax na Walidaan moo nekk ci place bu njëkk ba na fa faax am ñett poñ yoo xam ne jiitoo na ko. Kayor Foot mii nga xam ne dafa dem fële ca Dakar témboo fa ak yéego kenn dugalul dara ci sa camp morom. Assur moom dafa daan Université Gaston Berger benn bal ci dara. Cambérène daan Gazelle bu Kédougou ñaari bal ci dara. Avenir de Mbacké dalal Stade de Thiaroye daan ko benn ci dara. ci beneen poule ba nag Oslo bu Dakar dafa dalal Union Sportive du Rail daan ko ñaari bal ci dara ba tax na Oslo mooy wéy di nekk ci place bu jiitu bi. Olympique bu Ngor nag dafa daan Kaffrine benn bal ci dara. Etix bu Mboro ak Racing bu Dakar jongante boobu waroon na am fële ci stade Mboro mujjul ñu ko amal ndax ñaar équipe la ñu soloon dafa nuroo ba tax na jongante ba mujjul am. kan moo waroon a soppi ay équipement loolu dinañ leen ko toppal ba indil leen ko. ci Angleterre jongante nañu seen finale coupe d'Angleterre. Leicester nag moo gagné Chelsea benn bal ci dara. Leicester nag bii mooy ndamam lu jiitu mu am ko ci coupe d'Angleterre. ci jamono ji ñuy wax Leicester moo nekk ñetteel ci championnat boobu tey ji nag sax war na songo ak kii nga xam ne moom mooy Chelsea te mu daanoon ko. Chelsea nag ñoom seen xel mi yëpp mu ngi nekk ci final Ligue des champions bi ñu war a amal 20 fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu dëgmal moom ak Manchester City. pàcc bu mujj ci sunuy xibaar muy li yéene kaay xëy génnee soxna Rokhaya Daba Mbengue moo ñu koy faram-fàcceel. dal leen ak jàmm kii di président Macky Sall ginnaaw ba mu tukkee fële ca réewum France egg ca Paris nag ngir bokk ci ndaje mi ñu jagleel wàllug Afrique ngir saytu ginnaaw ba fi Covid bi jàllee maanaam mbas mi lan la def ci wàllug dette africaine bi ngir itam ñu saytu nan lañ koy dindee wala sax ñu wàññi ko loolee nag. tax na Le Soleil di wax ne Macky Sall fi mu ne nii la muy ñaan rek moo di ñu daal di dindi complètement dette africaine maanaam bor yi nga xamante ne Afrique amel na ko lenn ci ay réew mu mel nit kooke di Macky Sall fi mu ne nii nekk na daal ku ñu ràññee ci wàllug sommet boobu di am ca Paris. ñu jàll ci l'Observateur ci page 3 ba ñi ngi xamle ne kii di Macky Sall ak Bathily fi mu ne nii nag déggootuñu benn yoon ndax it daal nañuy divorcé ci wàllug ànd bi ñu daan def booba benn tey l'Observateur nag daal di ne am na nag ay dëgg yoo xam ne moo tax ñaan ñooñee mënatuñu ànd waaye loolee kii di Moussa Diaw ginnaaw bañ ko ci laajee moom mi nga xamante ne jàngalekat la di gëstukat ci science politique fële nga xamante ni moo di Université Gaston Berger bu Saint-Louis moom nag xamle na ne Bathily daal moom nanguwul benn yoon li nga xamante ne moo ko daloon maanaam ñàkk gi nga xamante ne daloon na ko ci commission bu Union africaine et que loolu moo ko metti benn tey ba tax na mënatul déggoo ak kii di président Macky Sall. Tribune yéenekaay mi ngi yëgle ne kii di Barthélémy Diaz ma ngay woy di yëngu-yëngal moom maire Sacré-Cœur bi ginnaaw ba nga xamante ne dak lam-laamewul benn yoon yi nga xamante ni moo di doxalinu ñii di waa nguur gi daal dinay wëlbatiku sax daal di yëgle ni moom dafa fas yéene nekk maire de Dakar ginnaaw ba mu nekkee maireu Sacré-Cœur. 24 heures dikk na ci benn waay boo nga xamante ne daal la mu def yéeme na lool ndax dafa won ay boulettes yoo xamante ne daal ci biir ay cocaïne ñoo ci nekk maanaam daal lii di drogue moom nag ginnaaw ba mu wonnee lu toll ci 41 boulette yooyu daal nañ koy teg loxo ginnaaw ba mu demee ci AIBD fas yéene woon dem ci réewum Cap-Vert moom sax ab Cap-Verdien la moom nag loolee dañ ko daal di wàcculoo ba mu ko defee ban tey nag ñu yóbbu ko ci ñi nga xamante ne ñoo di fajkat yi ñoom xamle nañ ne poudre bi nga xamante ne moom la wan du dara lu dul ab drogue di wax ne rek toll na ci 500 grammes te buñ koy natt ci koppar toll na ci 45 millions ci suñu ay koppar.
l'enquête moom nag ñëw na ci lenn ci ay dëkk yu nekk ci réewum Afrique ñoom nag nee nañu nanguwuñu benn yoon li nga xamante ni moo di bor yi ñu daal di koy dindi foofee nag ñi ngi leeral ne Ndakaaru ñoom seen requête ñi ngi ko téye ba tey ndax la ñuy ñaan ci week-end bi ñu weesu benn tey moo di lu jëm ci wàllu fonds monétaire yooyu ginnaaw génn gi nga xamante ni kii di directrice bu fonds monétaire international bu FMI di Kristalina Georgieva génn na ko moo di daal li gën moo di ñu daal di fiy dindi loolee nga xamante ni moo di bor yi complètement daal di koy oyofal ñii di réew Afrique yi ba tax na rek kii di Mamadou Mignane Diouf bokk ci comité bu IADA ma ngi koy dëggal. ñu daal di jeexalee ak stade beach soccer amical Sénégal Seychelles mu mel ni Sénégal am na 8 buts ci dara waaye nag it Ngalla Boys yi ñoom daal dinañuy def mbir mu am solo ci wàllug spectacle Premier League yi nag Chelsea Leicester tey jii ci talaata ji lañ koy suwee Mendy fi mu ne nii nag daal dinay xëcc ndam li ginnaaw ba mu amee 3e place Europe nag mu mel ni am na nag ay lam-lame ci li nga xamante ni moo di seen i doxalin ci week-end bi nga xamante ni mën nañ ko tuddee week-end de folie Atlético wala Real Juve fi mu nekk nii moom daal nañ koy bàyyi ca ginnaaw miracle bu Liverpool loolee lépp mi ngi ci biir journal bi Sénégalais yi nekk ca Turquie fi mu ne nii la ñu def ci ay jaloore am na solo ndax am na juróom-ñett fukki but ak benn yoo nga xamante ne jot nañ koo marqué mën lañ leen tuddee ñi gën ci étranger yi nga xamante ni ñoom ñoo jàkkaarloo woon ak ñii di brésilien yi di leen ñaanal rek kenn dalu jàmm. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu Prestige TV sunu xibaar nag mën ngeen di wéy di koy suivre sur la www.prestigethies.com jërë ngeen jëf.